di Hissène Habré nekkoon xarit ci ki nga xamante ni moo di Idriss Déby moonte ne Idriss Déby moo ko jot a jiitu ndaxte moom buñ ko jàppee waaye ñoom ñaar ñim nag ñoo bokk benn bis bi ndax kenn ku ci nekk ne talaata la suñu borom moom loolu aussi xam nga ndax nit ñi bàyyi nañ ci xelam de donc tey Hissène Habré moo daal di deew la ji wuyu ki nga xamante ni moo di boromam waaye li ni mel na dafa mel ni polémique dafa commencé woon juddu ni ki démb lu ñeewal ci li nga xamante ni moo di lieu enterrement wu jëmm ji nga xam ne moo di Hissène Habré bokk na ci ki nga xamante ni moo di soxnaam di Fatim Raymond moom mi nga xamante ni Fatim Raymond Habré moom na yëkkati na ay kàddu mu def benn précision ci li nga xamante ni moo di bërëb ba ñu war a denc ki nga xamante ni moo di moo di Hissène Habré nee na daal fii la ci Ndakaaru lay doon fa nga xamante ni moo di ci diwaanu Yoff mais dafa am leneen loo xam ne nag moo jiitu loolu yëpp moo di lu ñëwal li nga xamante ni moo di taxawale nam fin 90 li nga xamante ni daanaka mu ngi doon dellu si waat fi nga xamante ni moo di quitté foofu la ci diwaanu Tchad ngir rek ñëw fi nga xamante ni moo di fii la ci diwaanu Sénégal Hissène Habré daal di génnee ci boobu la réew waaye laataa mu yegg si Sénégal dafa am escale boo xamante ni moom la amoon ndaxte ci at moomu la bu ñu fàttali ko bu baax a baax fa nga xamante ni moo di Paul Biya ma nekkee woon ci Cameroun moo ko doon dekk dalal ci réew mi nga xam ne moo di Cameroun donc bi ñu mu dalee dàq dem ci la ñëw ci diwaanu Cameroun donc waxtaan jib ci diggante Paul Biya ak nga xam ne moo fi nekkoon jiitu réew ci at moomu la di Abdou Diouf mu daal di ko accepté ba ñu jëlee ko ci boobu la réew donc indi ko mais loolu yëpp bokk ci njàppanalu ki nga xamante ni moom moo nekkoon ci waxtu wala Kéba Mbaye ak nga xamante ni moo di Medoune Fall Kéba Mbaye ci mois boobu nekkoon magistrat wala juge yaakaar naa su ma juumul donc ñoom ñoo négocier li nga xamante ni moo di rek ñëwam fi nga xamante ni moo di Sénégal ci loolu nag am leneen loo xam ne amoon na ci wàllum hospitalité ak taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ndax gis nañ bi mu ñëwee bees mu amoon benn relation bi ak yenn kilifa diine yi fi nekkoon yu bëree bëri mais loolu après aussi am leneen loo xam ne moo ci amoon moo di wàllum yoon dala juddu Abdoulaye Wade ak nga xamante ni moo di Abdou Diouf bañoon catégoriquement lu jëm ci wàllum jugement ci dossier parce que ñu ci bari dañ ko doon retardé bokk na ci sax nga xam ne moo di Abdoulaye Wade ak kàddu yi mu yëkkati woon bu ñu fàttali ko bu baax a baax Sénégal nekkul terre boo xamante nii ay nit wala ancien président moom lay dal di jël pour muy nekk prison ci ñoom loolu la yëkkati woon ci ay kàddu mu doon fësal ne donc moom yéenam ak bëgg-bëggam nekkuloon di dellu si waat ci wàllum procès mais lépp loo xam ne amoon na ci dafa mel ni retardement moo judd woon ci wàllu wi alors tey bu ñu xoolee en 2013 bi nga xamante ni Macky Sall ñëw na ci le dossier bi nag dala dellu si waat mais lépp dafa am loo xamante ni moo ko jiitu woon moo di woon ñëw Sénégal ki nga xamante ni moo nekkoon l'ancien président des États-Unis d'Amérique di Barack Obama ak la nga xamante ni jotoon na ko dox loolu nag la ko fësaloon mooy ñoom tamit seen ministre ba nga xam ne jotoon naa jóg pour yëkkati idée félicitation daal di ko teg ci ndoddu Macky Sall te la jàpp ne accélération bi nga xam ne amoon na ci dossier bi donc mu indiwoon benn confirmation que ni les États-Unis d'Amérique amoon nañ benn même mise ci li nga xam ne moo di boobu le dossier alors tey jii bi nga xamante ni mbir mi am na donc amul benn cérémonie officielle boo xam ne moom lañ koy defal foofu la ci diwaanu Tchad la ñuy wax ñoom mooy que ni pour respect la ak victimes yi nga xamante ni ñoo fa nekk mais nag li leer ba leer mooy que ni moom la nga xam ne moo di condamnation ak payoor yi nga xam ne waroon naa mën a am faaw ñi daal di ko war a respecté ñi nga xam ne tam ñoo fi itam ci yenn ONG yi yu ci mel ni yi nga xam ne moo di Human Rights Watch ak yi nga xamante ni ñoo di waa RADDHO yeneen ak yeneen ku ñu ne daal yëkkati na ay kàddum seen yéen ak seen bëgg-bëgg mooy ñu indi ab leeral ci li nga xamante ni moo di génn ko àdduna mais rawatina anam yi nga xamante ni moom la choppé virus bi la du Covid-19 et à noter aussi que nekkul ci Cap Manuel la ko daal amee mais ci clinique ba ñu ko yóbboon ginnaaw le 11 août te mu nekkoon fa di faju amet merci beaucoup di rappeler ne yéen a ngi ci rinkum ci moment bi may wax ak yéen damay bàyyi Ousmane Dicko mu wax ci par rapport ak li nga xam ne moom mooy situation bi mais c'est un peu moom dafa gën a général parce que souvent ay problèmes yi ñëwaat Afrique ak suñu président yi bu ñu wàccee nguur gi c'est dafa complexe triste d'abord parce que nit bu génnee àdduna rek dafay xaw a complexe un peu wala day pour wax yenn yi dafay xaw a waaw day xaw a métti lool waaw mais après mu ngi noonu luñ ko munti waxal it nañ jàpp ne c'était un révolutionnaire gis nga li ngay wax ci suñ njiitu réew yi sànq yaa ngi koy wax ak pression bu yenn occidentaux yi tegoon ak yooyu gis nga gars yi tout le temps dafa mel ni ñoom ñoo ñuy conditionné gis nga après quand il combattait je pense Félix Maloum la man j'ai fait un reportage bu xawoon a yaatu après avant ñu ko juger benn dossier sur lui mais gis nga avant moo falu di combattre Félix Maloum ak les trucs de bande d'Aouzoula bu nekkoon foofu nga xam ne libyens yi ñoo ci tegoon loxo moom tubaab yi ci boppam ñoo ko daan jàppale c'est vrai ñoo ko daan jàppale moom ak Idriss Déby bi tey nga xam ne moo ko fa jëlee moom tamit jàpp ne France voilà bokk na defoon na ay xeex boo xam ne il était un guerrier boo xam ne c'était un guerrier boo xam ne gars yi foofu dañ ko adoré woon foofu idolâtré ko fa ba muy yegg si xëj na par mégalomanie ak gars yu demee noonu mooy tax ñu bëgg a éterniser wu ci pouvoir bay def yenn décision yoo xam ne finalement après dictature lay jur
ba donc gis nga lu muy jur kon Ameth li nga wax loolu la suñu chef d'état yi war nañ ko xoolaat buñ toogee bañ a jàpp ne pouvoir rek mooy kii ba nga xam ne mu la fay yóbbee loo xam ne nii ngay génn àdduna sax ñu ne duñ la defal benn honneur ak affaire yooyu. dafay xaw a compliqué. dafay xaw na doy waar. waaw non seen dëkk yooyu gis nga dëkk yi ba tey xoolal ba tey lu fa jóge tey Idriss Déby anamu moom moo fa jëlee Habré ñoom ñaar ñoo doon ànd di xeex. Habré moo ne woon je pense bu ma juumul moo ne woon premier ministre Félix Maloum. moo ko fa jëlee. Tombal Baye Maloum je pense moo ko fa jëlee affaire yu demee yu mel noonu donc Déby moom tamit mu ngi nii ay xeex ko fa jëlee doomam moo toog kenn xamul ci yan circonstance la dee. parfois ni di ko wax balaa may jox mati buñ koy wax sénégalais yi wala suñu homme politique yi day mel ni duñ ñu gëm wala dañ koy soofantaal. gis nga réew bu xësee ba dugg ci pëccëxoo. mooy nguur am ku ko jot. ci bakkan yi rot ci deret di tuur wala ci ñàkk jàmm day éternel après parce que saa yu wàcc réew ma du yàgg parce que logique bi la quoi logique bi loolu lay doon xam nga dafa am yoo xam ne du jaas nee nañ la noo jotee nguur noonu ngay jógee ci nguur boo ko jotee ci jàmm ak salaam nga ciy jóge boo ko jotee ci ay coow ak musiba nga ciy jóge boo ki jotee ci manifestation it ci ay manifestation nga fiy jóge moo tax ki fi toog na ci jël ay leçon bu baax a baax parce que moom daanaka ci ay manifestation la ko jëlee 2011 yi fi xew ak yooyu na def attention bu baax a baax ci ay manifestation xaw ma bëgg na lu xonq xam bëggul lu xonq waaye nay fexe lu xonq bañ di génn waa élection dafa am fu mu jógee mais tamit bu ñu xoolee bu baax li amee di wax avertissement bu jëra xool parce que en 2011 nañ fàttali bu baax a baax Ablaye Wade li ko fi indi woon presque moo ko fi jëli parce que manifestation yi vague de manifestation yi presque Abdoulaye Wade ci la amee woon te presque tam loolu moo ko fabee waat Sénégal. waaw donc nag na bañ a màgg. nañ fexe mu bañ a màgg wala na yem ci manifestation yi. moom bu mënee fexe sax mu rafet. sax mu bañ a amati loolu dem bi bañ a am manifestation. pour kii di ñëw dem mën a dem boobu na fexe loolu lu muy wundu rek li kiy wax sànq nguur keroog maa ngi ko fiy wax maanaam moom mooy pouvoir fi pouvoir yem sës rëkk jë fi yàlla mën a teralee doomu aadama yem ca ci àdduna foofu la mooy def la président de la république parce que mooy li gën a méngoog moom def la buur léegi nag boo demee ba yem foofu noonu mënatoo koo dépasser léegi nag il faut nga gëm yàlla te man li ma ci gën a jaaxal ñoom la plupart c'est des musulmans il faut ñu gëm yàlla xam ne yàlla du wax dara di ci dellu ginnaaw wala di ci jóg moo koy joxe saa yi ko neexee la koy jël na ko aaya ba waxetee toujours mulku man tasha wa tanzihul mulku mimman tasha moo la koy jox heure bu ko neexee la koy jox bu àpp ba jotee mu ne la delloo ma boo bañee mu fuqarti ko parce que nee na nag fuqarti bi moo gën a metti mooy waral ay guerre ay manifestation parce que da ngaa lànk nee na boo lànkee nag du ma ko jël ndànk de dama koy fuqarti parce que xam naa ne seen bakken ak nguur moo ànd donc nag comme xam nañ ne loolu yàlla moom du ci deltu ginnaaw ñoom li ñuy dëgër bopp waa ji moo leen gën a dëgër bopp te amul ku muy rendre compte yow après sax am nga ay créé ay IGE voilà ay cour suprême ak cour de la yooyu pour di rendre compte moom amul kenn ku muy rendre compte la ka saf lay def donc comme noonu la demee nag il faut ñu gëm yàlla bu mbir mi tollee fii ñuy teel a wàcc suñu nguur yi beneen bi nag concernant après man damay wax ne peuple tchadien bi parfois aussi suñu dëkk yi il faut ñuy jàng pardonner et am esprit de dépassement boo seetloo ñun histoire dañ ci ngoy ba bàyyi présent histoire suñ ko waxee rek passé la ñu wax ñun histoire dañoo sonal ñun histoire dañ koy jël di ko bëgg a dund ci présent bi te histoire bi passé moo ñu dal ci colonisation ci esclavage ci nangam ak nangam moo tax foo ñu fekk rek lu ñu dal ñu ne non on nous a colonisé on nous a nangam ci lañ dem ba suñu njaboot yi suñu doom yi tàmm victimisé wu maanaam tàmm ñu am esprit de dépassement ba ma nekkee xale sama tante bi ma yar daf ma daan dóor ba ma nekkee xale bi ma màggee nekk naa ko am daraja ak teraanga du ma ko dimbali damay vengé wu parce que du ma fàtte histoire léegi nag il faut ñu jàngalaale suñu génération yi di ñëw que histoire dañ koy dund buñ ko fekkee mais buñ ko fekkewul ñu nettali ñu ko dañuy am esprit de dépassement jël ci ay leçons pour dem ca kanam mais ñun dañ ci bëgg a stagner taxaw ci di ko lijjanti ba léegi parce que waa ji mënuñu ko jàpp def ay ati at tardé ci dañ koy juger duñ ko juger dañ koy jàpp duñ ko jàpp peine de mort duñ ko peine de mort di ci werante ay at ba jàpp ko tëj ko mu war a tëdd giiru dundam mais tëdd na giiru dundam
parce que tëdd na ba dee te loolu mooy tëdd sa giir dund. tëdd na ba dee yàlla jël ko. peut-être que xam naa li ci des mooy benn aspect financier boo xamante ni bu amoon la après jugement bi. indemnisation bi. mais léegi maintenant loolu moom état ba moo koy fay. waaw parce que moom fa newoon yooyu. foofu nag xam naa ne fa la coow li amee ce qui a fait que. loolu état moo koy fay. au niveau de AFP non moom personnellement moo koy fay. loolu mais après est-ce que mënati doon na fay loolu. bien sûr après nga foog ne yow dara parce que après bu dee fàttaliku rek la ñuy wax après bu muy génn Tchad peut-être seetaan ngeen documentaire bi wala seetaan moo leen c'était des milliards avion la yor yàpp si lu dul fortune ñëw dawaale ko loolu image la lu may wax ni image la documentaire ñu ngi koy wane 90 yàgg na yàggul noonu mais depuis 90 depuis 90 boobu yaa ngi lekk yaa ngi tax ma ne la parce que dund président ngay dund nii rek dafa ñëw dafa investir dafa ñëw 90 2010 mais dafa ñëw def investissement 2020 10 ans muy ñaar waaw mais xaalis ñëw rek sànni ko wala dara daa ñëw investir am mu dugal xaalis bi am ñu mu ko génn ak yooyu am na yu mu jóg parce que bu dee ñoom dañ ko topp wax ne indemnisation parce que am na xaalis bu mu denc yooyu dafa am fu woo fuñ ko teg dama yaakaar dañ def recherche ba pare soog a indi nuti te tamit victime yi ñu ngi fi ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi xaar ba léegi ay quelques jours avant bu ñu waxee ne pour ñu libérer ko parce que victime yi dañoo génn ñu ne parce que ba léegi ñoom ba léegi ñoom seen avocat yi presque seen pôle avocat bi foofu la coow li nekk parce que benn xaalis génnul depuis 2015 ba léegi jugement bi bu mu amee ba léegi benn xaalis génnul te pourtant après mu ngi toog ci xaalis loolu moom kenn du ko weral c'est-à-dire foofu man yoon wax dëgg yàlla nu mu tuddati du ma expert xaw ma ci yoon lu bëri waaye tey boo xool buñ koy topp lañ koy toppee c'est Habré en tant que président ba mu koy def président la woon président kan la woon Tchad bu ko Habré mënut fay na ko Tchad fay mais Tchad du fay loolu maintenant man léegi Tchad foofu dafa am ay victimes léegi man c'est que yéen après ngeen di waxtaane ak population Tchad man suñu président yi fi des te deewaguñu man moom laa bëgg ñu jël si leçon li nga fi wax ni avion boo xaalis baag loolu mais moom la avion anamu tey demul ba ko fi avion bi mu ñëwee sax bàyyi xel même avion bu bees bi ñu jënd naan seerul kaka jënd day dem ba ko fi quel que soit alpha ñoo doy waar xoolal kaka dalaloon kan moo ko dalaloon Cameroun kooku tamit tudd nañ ko si ba léegi Paul Biya ba léegi ma nga fa ba léegi ma nga fa te sax peut-être lu ñu naan éterniser au pouvoir ñoom ñoo defoon benn communion de sorte que transition mu jaar fa la jaaree avion bi fa la dem gars yi dem benn convoi jaar ba foofu ñëw parfois nag gàcce nga la te Ahmed lu ñuy wax si éternisation au pouvoir moom taxu kaa yàgg parce que après presque 8 ans la def mais entre 8 ans yi non yàggu ko 8 ans 82 90 parce que bu mu génnee si lañ def enquête ñu gis ay charnier ay kii yoo xam ne genre mbalkal yoo xam ne ay nit yu dee lañ fa doon suul bu nekk suñ ko ubbee ay plus de 150 personnes moom mooy crime yu mu doon def te yooyu organisation yooyu moo leen doon dirigé régime am bi di def waaw kay régime am di def te moom il était au courant d'essai yëpp disparition gis nga gars yi parfois mati affaire yi dafay dépasser au-delà sax gis nga crime yooyu ba bu ñuy jiiñ gouvernement du doon Habré rek son premier ministre à l'époque fan la nekkoon non problème bi fu mu nekk après moo ne woon président te pourtant duñ ko problème bi fu mu toppee nekk mooy li taxoon parfois mu doon susciter coow mooy mënoo nekk ci benn réew yéen ñaar ngeen bokk ñu ko jiite moom ak Idriss Déby te bi ñu paree wàllum justice bi muy wàcc presque dañoo mën a jàpp ne ci kenn kese la daal c'est-à-dire moo tax ñenn ñi même bu ñu jàppee que ni il y a des faits yoo xamante ni tey responsable état waroon gën a yaatu ça devait être des responsabilités partagées et malheureusement aussi que moom mooy peut-être mooy porter le chapeau nekk personne morale mais autour de lui waroon na am ñeneen ñoo xam ne war nañ leen ci dégg woo leen atte leen parce que Idriss Déby bi mi ñuy wax tey te tam victime yi am na ay sénégalais bien sûr am na sénégalais c'est des africains du sénégalais parce que tey moom xam naa daal li ci leer ba leer daal mooy temps yooyu Tchad dafa nekkoon dëkk boo xam ne dafa riche du coup africain yëpp dañ daan dem foofu daan profito ay diamantaires yooyu
mais buñ ñëwee sécurité bi foofu moom moo metti woon ba nga xam ne gars yi dañ leen daan torturer dañu amoon ñaari prison yoo xam ne prison yu grave yoo xam ne parce que ku fa duggoon soo fa génnee néew la ñuy génne parce que foofu torture porte aller sans retour. exactement genre yooyu la woon te loolu moom moo ko gën a indi jafe-jafe àddunaam yi mu fi mujjee defal ko kii rek def ko prison. en tout cas mu ngi noonu donc daal li leer ba leer mooy que ni xibaar bi ci leer daal mooy Sénégal fii lañ koy denc li waddaale. waaw li soxnaam wala soxnaam yëkkati waale mooy fii lañ koy denc. beneen coow Ameth boo xamante ne nii yow yaa ko moom Ameth yow laa ko indil je sais pas l'observateur yéen kaay moo ko xëy ci xëtam bu njëkk. Ablaye Fall boo fekkee xam naa mbir mi sotti na rek mooy la chanteuse Dieyna dama lay defal la situation. waaw dama lay defal la situation bu fekkee rek dal dinaa wàcc parce que mbir mi mu ngi dal di dooree ni ki altine ba talaata ci lañ ko njëkk a jox benn convocation mu dem wuyu ji après des questions entre les deux rapport bi nu mu tudd sax. Bril Fight for waaw moom vrai turam mooy Djibril Fall. Djibril Mbaye Fall moom mooy vrai turam donc digganteem ak nga xamante ni moo di donc Dieyna mi ñuy wax ne moom la ñu joxoon convocation boo mettre ko en garde à vue donc coow li ndox digganteem la ak nga xam ne moo di Bril Fight for waaw Bril digganteem ak Bril voilà donc mbir mi mu ngi dooree amee ci mbirum càccum téléphone donc bi ko njëkkee convoqué ci li nga xamante ni l'observateur yéen kaay baaxee nañu ko mooy cool yi dafa dooree ci ab plainte boo xamante ni Bril Fight for moo ko déposé léegi ci loolu ñu daal di ko njëkk a convoqué léegi bi ñu ko convoqué mu ñëw ci talaata ji donc ci lañ ko déglu après ci lañ ko mujj bàyyiwaat mu dem mais après ci lañ ko convoqué waat mais boobu sur des questions yoo xamante ni c'est un peu technique lii affaire li nga xamante ni daanaka moo di affaire u caractère rek doo nekk yooyu ci loolu nag moom mu reconnaître li nga xamante ni moo di implication bi mu ci am mais nekkul moom kese la donc moom la benn frère am bi ñu déglu woon comme témoin ci digganteem ak affaire u Diop ISEG bi mais frère am boobu ak beneen xaritam donc ils sont au nombre de 3 ci li nga xamante ni jot nañ ko ci ay xibaar donc mbir mi bi nga xamante ni jot naa am nag dafa mel ni ñoom ñaar am na lu ñu jotoon a sikk au delà de wàllum wéy mi parce que am na benn loo xamante ni xam nga nu ñu koy waxee composition nu ngeen koy tuddee yéen artistes yi. très bien ci ñoom ñaar ba ay appréciation yoo xam ne sax jógee woon na ci rapport bi dem ci jëmm ji ak nombre de millions yi nga xam ne amoon na ko ci benn vidéo bu mu génne woon donc après tournoi boobu ñaari clip la fi génne woon donc après loolu ci la coow lu jip ñoom ñaar ñi am benn relation boo xam ne amoon mais nag nit ñi xamuñu woon ne relation bi yeggoon na ci wàllum amoon mais tey lii coow li mooy Ameth situation bi ni mel càccum téléphone lañ koy jiiñ ak détruire li nga xamante ni moo di benn système informatique une jeune chanteuse et un jeune rappeur tey jii li ni mel loo ñu ci mën a wax ak mbir mi fu mu tollaale en tant que proche des deux personnes vous tous les deux vous êtes des proches des deux personnes. non en fait du man mais ce sont les internautes de Seneweb ils ont besoin de comprendre yow yaa ngi ni jege nga lool ñaar ñi kii jege na lool ñaar ñi ngeen expliquer leen ñu comprendre ce qui se passe audition beeg garde à vue beeg yooyu fu mu toll. waaw garde à vue bi ñu ngi si ay loxo yoon donc nañ bàyyi yoon def liggéeyam nag xam nga tey moom Babacar sama yi day métti mënu ma wax bu baax donc. sama question nekkul foofu. mu ngi garde à vue. waaw Djibril waaw Djibril Mbaye Fall mi nga xam yow. tey nga dégg ko ci jëf yu mel nii ak li ni mel ak lu mu Djibril bi la ko jëlee def ko Bril Faye. Djibril Mbaye Fall. waaw Djibril waxal moom vraiment man tur bi moom a njëkk a comme lu tax mu dem jël Bril Faye. groupe la woon quoi. comme tu dis groupe bi ñëpp génn moom mu des ci. mais histoire bi tey ñëwal ñu ci histoire groupe bi moo ne woon Faye waaw comme tu dis rek c'était deux jeunes yoo xamante ne à la base comme ni ñu ko waxee musique moo leen boole woon Djibril dem di koy composer ay chansons et tout ça ñu dem ba si biir c'est pas jaabu kenn terew ko ñaan ñu dem ay majeur dem ba bëggante si di génn histoire fépp lay am mais dafa fekk comme ni ma koy waxee tous les jours faralu ma kenn si ñoom ne jël ma position ndax loxo yaa ngi affaire yaa ngi ci loxo yoon mais ñun la yàlla ñoom bon célébrité la yàlla nattoo bu sëkkatee sax mu siiw donc nañ bàyyi yoon def liggéeyam rek en tout cas daal ñëppay bëggante ñëppay am problème bépp couple day am problème. Jibril daal composé musique bi mu koy composé la. waaw mais musique d'amour dafa fekk dañoo siiw rek moo tax. booy bi bu garaaw la booy bi ko xoolal bët yi xoolal. muy niróo bëtu waajooju bëggoon xar géej gi fii.
loolu laay ñëwaat ba tey da leen nattoo siiw rek parce que am na ñeneen ñu siiwul ñu fi nekk def lu gën a pire te kenn defu ko sur la table yàlla da leen nattoo siiw rek moo tax peut-être mu demee noonu. Ahmed Dieyna dégg ngeen ni nga ci benn coow digganteem ak Diop Iseg ñu ne coow loolu jeex na mu dellu si waat ci musique ba Sénégal ñu bëree bëri am benn appréciation que ne talent bi mu ngi génnaat di ko encouragé waat ndax ñaari son yi nga xam ne génne na ko mu explosé am benn tolluwaay bi tey encore ci benn tournant boo xam ne fait divers la gën a fësee que côté bi ñu ko xamee professionnalisme. bon déjà trois sons sax la. 3 waaw. la liggéey ak Bril mooy hommage bi ñu def yaayu Ablaye Mbaye après ndogal bi nangu dogal bi. bi nga xam ne moom lay wax sànq moo am million de vues gën ko indiwaat au devant de la scène après mu def Habibi doon préparé beneen single bu waroon a génn Lala fan yii la single bu waroon a génn boo xam ne Bril mii moo ko produire single bi pare na vidéo bi pare na au début sax bi coow yi doog a jël ñu bari bon proche yi dañu jàppoon ne buzz dañuy créer buzz la pour clip pour vidéo bi maanaam ñaari famille ba léegi gëmuñu ne affaire bi c'est une réalité dañu jàpp ne buzz la mais bi ñu demee ba ci biir ba affaire yi sérieux parce que buzz moom police du ci bokk moom di la buzz di la jàpp garde à vue la ñu xam ne nekkatul buzz di déjà man fu may njëkke mooy di ma saw famille Dieyna surtout yaayam dafa sonn trop si njabootam et malheureusement chaque fois naqar la si am si lu ma xam laay wax ma koy masaw bu baax moo tax souvent sax damay éviter nit ñi di wax ci yar bi la wala ci nangam ak nangam ku xam yaayam xam yeneen membre famille peut-être ñi leen xamul ñooy wax lu mais ku xam yaayam xam yeneen membre famille maanaam mooy mère yooyu nga xam ne dañoo jullite strict mooy meewu kaw ga léegi maintenant ni ngay yaree sa doom ak après mbedd mi nu mu koy def wala métier nu mu koy def wala moom la muy bëgg a mel loolu c'est des choses différentes bon waxuma moom dafa mel neneen wala nang jugé wu ma quoi yàlla mooy maanaam voilà pour ñu éviter di tooñ yaayam ci loo xam ne wala ay erreur arrivé wala ay erreur ay njuumte arrivé parce que xale la tamit mooy xale bu am 18 ans ak yooyu échelle yi je parle pas de moom kese man je parle de génération bi fi nekk yëpp bëgg a nekk ay woykat wala à la limite ay star mooy bu ñuy brûler étape yi des fois su ñuy ŋàññi seen petit gàlle dama siy d'accord parfois du ma si d'accord mais ci benn aspect bi laay d'accord ak ñuy ŋàññi seen petit gàlle mooy dafay forcer xale bi mu brûler yenn étape yi mooy que ne xale bi nga xam ne. brûler yenn étape yi maanaam. mooy day teel a ñime nit. ok loolu dafa bokk ci loo xam ne kersa dafa bokk ci loo xam ne dafa am lu muy def ci doomu aadama. léegi xale bi bu teelee kersam bu ñu ko teelee dindi. teel ko ñimiloo public. maanaam loo xam ne nii nit bu daan am 30 ans wala 40 ans la koy mën parce que taxaw ci public di wax wala taxaw ci public di way wala di exprimer wu loolu faw nga am tuuti wow bët donc léegi xale bi bu ñu ko brûler loo étape yooyu dafay indi des fois ay inconvénients yu ni mel mooy que ne dafay comprendre luy buzz ñu koy coow ci di ko def à la une des journaux du ko tiital du ko déranger donc étape yooyu noonu dafa am lu mu ci joué waxuma nag seen petit gallé moo tax mais juste ñi nga xam ne parfois dañuy ŋàññi seen petit gallé ci aspect boobu dama ciy ànd ak ñoom ci beneen aspect bi mooy il faut ñu dem ñu nekk ci showbiz bi yëpp ñu dem ci dañuy liggéey danga may araam dañuy liggéey danga may araam mooy bu ñu nekkee di liggéey fexe leen ba ngeen araamante na ngeen mel ni sëy daganul seen biir sëy daganul seen parce que loolu moom mooy mën a tax liggéey bi dem kanam ngeen yem ci liggéey kese amee loolu mënul ñàkk non comprendre le may ñaar ñu dëkk moom la mu laaw yi lay attaché xaaral ma expliquer waxuma par force da ngeen ko war a def très bien mais waxuma ne noonu la war a demee bu ngeen ko mënee dama ne bu ngeen mënee fexe mu mel noonu mënul ne moo gën ci liggéey bi moom laa lay tontu moo gën ci yéen non xaaral ma wax la je te donne un exemple tey jii nii bëri na jigéen ñoo xam ne seen carrière musicale li ko yàq mbëggeel la je peux citer énormément d'exemples su ma bañul woon tooñ mën naa citer ay tour yu dul jeex yéen di ngeen leen fàttaliku ci musique bi te déggatoo leen soit seen sëy la soit ab góor la ñu topp wala maison de production ba leen doon produire ak nit lañ fa nekkaloon di jénn relation bi jeex production bi yàq album sax day pare ñu enregistré ko ba teg ko fa denc man xam naa ñoo xam ne seen album pare na depuis 10 ans wala mu ngi ci benn maison de production di nelaw du mës a jénn parce que kañ fa nekkaloon di jénn ak moom diggante ba dafa yàqu après ay crise de jalousie nangam ak nangam affaire bi yàmp clip bu Dieyna bi nga xamante ni moo waroon a jénn fan yi
ba ñoom ñuy préparer après pour def benn tournée ci seen zone boobu noonu Kolda ak nangam war cee ànd ak labelu Bril bii nii instant yi nii loolu est-ce que mënati na nekk album bi nga xam ne ñoom commencé woon nañ ko enregistrer est-ce que mënati na nekk suñu araamante woon seen biir yam ci liggéey bi rek je pense que ne tey jii coow yi duñ ko am parce que coow yi lépp soo ko résumé crise de jalousie la moo ci am. crise de jalousie maanaam. crise de jalousie moo ci am ñoom ñaar dañuy jéem. waaw crise de jalousie am. mais tojal yax bi ayca. ma tojal yax ba. fiiraange moo ci am rek. fiiraange moo ci am daa jur loolu laa bëgg a wax. waaw daa am ku ci doon doxaan feneen. fiiraange bi dafa jur parce que kenn ci ñoom ñaar dafa amoon beneen partenaire. waaw kenn ki yëg ko. jël téléphone keneen ki. waaw léegi ko ci menace bi mu koy menacé. kooku tamit dem ba tiit plainte ko. donc bi mu ko plaintee mbir mi yu mujj ci yoon. nii la mbir mi dem donc ça veut dire que. voilà nii la mbir mi dem maanaam histoire d'amour la maanaam amul Babacar buñ ciy wax na mooy kii lu mu la wax am nañ droit ku góor kii moo amoon beneen gel rek. donc ku ça góor veut kii dire moo amoon beneen gel. donc ça veut dire yéen internet yi Dieyla ak Dieyna ak Jibril waaw Dieyna ak Jibril bi ñuy génn dañoo nekk Jibril di ko tromper ak beneen jigéen. ku la wax loolu déglu rek Ahmed déglu rek maanaam d'après tes explications. di ko tromper ak keneen waaw déglu rek di nga koy tromper ak beneen jigéen. mais dafa am ay faits yu fi nekk ku jël téléphone mooy soxna si loolu lañ koy toppee. waaw déglu rek koy leer na ci loolu à basé wu ñëwul dafa waaw ne d'après les explications de Ahmed et les faits qui ont été expliqués au niveau fa nga xamante ni moo di cybercriminalité ba. donc Jibril ñoom ñaar bi ñuy génn Dieyna dem ba sentir ne Jibril da koy trompé beneen jigéen mu fexe ba jël téléphone am di ko wax ne ko na bàyyi li muy def wala sinon mu siiwal nangam Jibril moom tamit tiit dem porter ko plainte loolu ci lañ ko jàppee continuer. yow nga wax sa yoon naa ma continuer. waaw léegi fu mu toll nii li ma ci bëgg a wax rek mooy que nañu fexe ñaar ñu ànd war a xeex yi bu ñu xeex seen biir. très bien. kàddu boobu mooy wax fi nga daanelee. maanaam retrait plainte su ma nee ne. non dafay am sax non man gëm naa ne dafay am sax man gëm naa ne mu dem ñaani ko ñu may ko. li ma fi doon wax démb sous le coup de la colère il faut éviter de parler et de réagir. très bien parce que ñaar ñu bëggante di nga gis koo xam ne rey na jabar wala rey na jëkkër sax fekk yow si erreur tayuloo ko peut-être tey dafa nekkoon à bout wala li ñu ko doon menacé peut-être vu tiital na ko waaw tiitaloon na ko mu nekk sur la toile wala leneen ak leneen mu dem plainte peut-être gel bi dafa dëgër boobu wax na ko boson wala leneen mais defu ko sama yaakaar defu ko ndax bañ ko wala yéene ko prison wala leneen rek leen na rafet rek. gëm naa ne plainte dina tamit moo tooñ. ay moo tooñ. Ahmed kii nu mu tuddati. Mati grandi ko Thierno Ba dama bëgg nga jël ma je vais adresser un message à l'endroit de Djibril Faye Fo. c'est comme ça. très bien Ahmed dañoo nekk ci benn dëkk boo xamante ni kenn mënul naataable jamono fi mu toll ak yàqu bi nga xam ne yàq na ko. Jibril xaw ma dina ma déglu xaw ma du ma déglu xaw ma dina ma seetaan du ma seetaan mais ce qui est sûr et certain mooy que ni Dieyna on peut dire ba léegi que ni xale la Jibril c'est quelqu'un boo xamante ni ça fait des années il est en train d'exploser pourquoi parce que professionnalisme waaw très non maanaam tollu fi may waxee du foofu mooy que ni professionnel la boo xamante ni ça fait des années mu ngi wane loo xamante ni exemple la ci wàllu musique malgré ses talents bu amee tamit benn investissement ba yëngatu ci benn domaine bi ñëpp xam ko ci c'est parce que am na benn toolaay bu am solo boo xamante ni yaa ngi koy def ci Sénégal loolu nit ñi dañ la ciy naw dañ la ciy respecté parce que boo nekkee jeune am loo xamante ni produire nga ko ci wàllu musique donc respect day judd keneen ki lan la xale la talent am ak yéene bi nga amoon ci moom moo leen booloon kon je pense très bien que ni quel que soit alpha loolu bi war na mën a réunir li nga xamante ni mooy wàllum jubóo ci seen diggante peut-être que les erreurs de la vie ça peut arriver kenn ku ci nekk comprendre que ni am na fooy toll sa étape de vie donc coono wala naqar bu métti métti mën na am mais am na fu ñu toll lépp mën na dégager wu dem Dieyna man jàpp naa ne c'est quelqu'un boo xam ne am na lu bari bari lu mu war a mën a réussir ci wàllu musique parce que à chaque fois que nga déglu ko di nga xam ne am na talent boo xamante ni mooy wax te Djibril aussi c'est presque la même chose donc tey bu demee ba yokk ci wàllum production bay nekk ak moom di produire muy nekk di millions parce que kàddu mu doon yëkkati aussi bettul kenn donc tey delloo si sa xel xamal ne tey musique da nga ci am cër xamal ne tey musique da nga ci am tolluwaay xamal ne tey Sénégal dañ la soxla ci benn côté donc des jeunes talents tey bu ñu demee ba am confiance ci yow di sëkk ak yow ba am loo xamante ni jot nañ ko produire mu toll ci des millions de vues c'est parce que clip ba wala liggéey ba professionnalisme ba am na mu mel am na loo xam ne nag jarul topp ci doomu aadama les erreurs de la vie ça peut arriver kenn ku nekk ci yéen peut-être def nga erreur je sais pas leeruma mais li leer ba leer mooy que ne jëf am na ba topp ci noq Sénégalais yépp na ngeen ko dépasser ngeen delloo si waat à la raison comment mooy plainte bi ni mel soo ko mënee retirer waat ko
soo ko mënee wegaat ko ci sa wet lu bari bari ci musique mën nga ko apporter. Pourquoi? Parce que yàlla def na am na loo xam ne yaa ko ci jiitu te yaa ko tane après nag ñu suul coow li on passe à autre chose parce que chacun d'entre vous étant jeune peut apporter quelque chose à son pays ci sens musical. xool leen ci seen papa Youssou Ndour, xool leen ci seen papa Thione Seck, xool leen ci seen papa Omar Pène, xool leen ci seen papa Ismaïla Lo, kenn ku nekk ci ñoom ak taxawaay yi nga xam ne jot na ko am te yéen tey yéenay ëllëg ak li ngeen war a mën a donc def leen seen kéem kàttan ba juboo amaat seen diggante ngeen delloo si waat Sénégal mais delloo si waat seen xel ba li nga xam ne jot ngeen ko produire ngeen fexe mu génn les Sénégalais bu encore apprécier parce qu'on va vous comprendre que ni erreur day am et vous êtes des jeunes et que vous pouvez faire quelque chose pour le Sénégal jaa ngeen jëf Ahmed. waaw loolu lu moo nekkoon sama message à l'endroit de médiateur de la République. voilà du médiateur sax mais dama jàpp ne ñaari ndaw lañ ñoo xamante ni bari lu ñu war a mën a apporter musique Sénégal te waruñ nangu coow lu ndaw wala des erreurs yoo xamante ni peut-être sax ay coow mën na ciy génn bay jur loo xam ne da koy yàq delloo si war leen seen raison ngeen waxtaan ngeen juboo ngeen continuer loo xam ne day jëriñ Sénégal li moo nekkoon suñ ponk rénkum jërë ngeen jëf ba suba incha allah. merci beaucoup man di ci masawu coono bu baax a baax famille yi surtout famille yi ñoo ci gën a sonn maa ngi leen di masawu coono bu baax a baax Biba Star yow it maa ngi lay masawu coono bu baax a baax démb ba léegi lekkoon naa noonu nelawoo yenn yi nekk ci sa jegeñaale dafa métti te Sénégal fii ñun xamuñu garde à vue ak ay kaso dafa yow mi fa nekk doo am benn problème dafa métti. waaw doo am mais benn sa jegeñaale problème yi mais day sa jegeñaale yi ñoo dul nekk maanaam Bibi Star mii ma lay wax maanaam démb ba léegi mënul lekk mënul naan mënul nelaw je te dis depuis 2 heures du matin ba tey si 7 heures mu ngi wax ak man téléphone maanaam sonn ci lool xam nga yooyu mooy fitna gi après yéen da ngeen indil nit ñi fitna pour rien du tout moo tax comme li nga wax message bi nañu sëgg lépp après ñu mën a jàll dem ci leneen merci beaucoup ci rinko bi maanaam xam la mbir yi dama ngi nii la demee seen ñaari mbokk lañ lu ngeen ci mën jël leen seen téléphone yi ngeen woote ngeen régler situation vraiment li nga ci mën bëri na def ko bàyyi làqatu Sénégalais bàyyi làqatu Sénégalais grand di ko yow ay yow wax nga sa xalaat man kay wax man kay delloo naa la xam nga bii dama see bëriwul xam-xam li may tooñ yow nii waaw moo tax dañuy bàyyi moom li mu bëri xam-xam dem def ko mooy acti sport bi ñëwal wax ñu ci acti sport bi tey